Amadou Sarr seen kàddu rafet na seen yaakaar yaatu na waaye ñu leen di wax ne 76 ba léegi bu fekkee ne ñi ngeen doon tabb it Sicap la ñu dëkk gëm naa ne duñ fi yeewoo ndax buñ fi doon yeewoo di dugg fii ngeen ne duñ leen yónnee ñaari brouette ñun nag dañ leen fas yéene wul yónnee ñaari brouette dañu fas yéene xoolaat nu ñuy restructurer marché bi ndax njaboot gi yëpp ci biir marché bi la ñuy nekk te table yi boo ko gisee faw sa yaram daw ndax ku la ne ci table bii laay toog suba ba ngoon di jaay ngir dundal sama njaboot nga yor li nga xam ne état bi da ko moom pour yéen askan bi dama ne waxuma la mairie bi sax waaye ministère bi dina delloo foofu dara ci biir marché te dama koy tàmbalee ci calebasse yi fi nekk yëpp dinañ ko subventionné te nag nit ñi dañu tiit rek ndax dégg naa ci fan yi ñu naan Zahra Iyane Thiam day def mensonge d'état ku mu dig financement du ko ko jox ma ne ku àttana jóge Dakar daw ba Ziguinchor ñaata kilomètre yéeg ci gaal def ñaari waxtu ci ndox mi ñaata kilomètre pour dem naxi ñi ne foofu ne dama leen di financer te duma leen financer bu dee naxaate rek kon ma yem si yéen dama ne dëkk bi réew mii di Sénégal dañ ko bokk kenn ku nekk war ci am taxawaay bu rafet ndax politique day jeex te bu politique jeexee nag ñun nit ñi ñoo fiy des te li ma dégg ci suba ba léegi bi ma duggee ci marché bi mooy dañ ñu yàgg nax nit ñi dañuy ñëw wax seen wax ndax dañu soxla bu ñu paree dem ñun nag xam nga lu tax bu ñu ñëwee duñu wax suñuy wax dem ndax ñii ñëw ci yéen benn rek lañu soxla benn pal ñun soxlawuñu benn pal ay pal lañu soxla ñun lan lañu soxla ku ñëw toog di wax ak askan wi wax dëgg moo tax duma fi dige dara ndax lu ma fi dige ëllëg ak si biir damay bañ ñu ne danga ñëw wax ndax dangaa soxla nax nga ñu dem waaye li ma mën jël engagement mooy du ma daw du ma raf te bu ñu joxantee loxo dinañ ànd liggéey suñu Sicap ndax Sicap la ñu am te nag ci kaw liggéey boobu foog ñu organiser ko ndax boo seetloo lu ñëpp soxla te amoo lu mën a doyal ñëpp ndax suñu borom mi am mën dafa bind te yemalewul bu ko neexoon mu jox ñu ñun ñëpp mais joxuñu ñun ñëpp loolu li muy indi mooy dañu war a organiser wu moo tax mu naan na nit ñi am solidarité kon organisation boobu foog mu am ci biir marché bi moo tax projet bi ma ko président tailleur yi di wax léegi ci biir daf ma ne déposé nañ projet ci yéen projet wu 15 millions mais jotaguñ ko dañu bëgg def mercerie ndax marché bi amul mercerie mais bi ma visité marché bi compté naa au moins 4 merceries kon li may wax tailleur yi parce que dinañ ko financer artisan yi dañu am wàll ci affaire bi kon dinañ ko financer mais li ëpp solo mooy ñu organiser wu tey bu ma bëggoon dugal ci calebasse yi du mat ñëpp te sama xol mayuma maire yi ma romb ñuy toog di jaay seen nebadaay yu ndaw wala ñu teg seen table teg ci seen bisaab bu tooy wala ñu teg ci kong yi teg ci jën bi teg ci tàmbajang bi teg ci géej bi teg ci sunguf bi teg ci ñebbe bi teg ci cere ji duñ leen jàppale dañ leen di jàppale mais foog ñu organiser wu ni ñuy organiser woo nag dinañ ko xool kon délégué aw maa ngi wax après délégué yi ak président kuréel yeeg calebasse yi ne ñu ñëw ñu waxtaan ñu indiqué appui yi naka lay demee mais déjà 4 calebasse yi moom jàpp leen ne subventionné nañ leen ba pare te lii may wax di ko waxee fii du waxu campagne ndax saa bu ma génnee tase koo xam ne ma ngay daan dooleem loo xam ne wóor na ma ne njabootam ca gannaaw li ma président Macky Sall dama koy def mooy fexe ba ndimbalu état yegg si moom kon du ma ñëw ba dugg ci marché bi fekk fi jigéen ñu jàmbaar yu mel ni yéen di liggéey te duma leen jàppale kooku bu dul woon campagne sax ñu def ko massamalaak nag leneen
commune bii ñuy wut soxla ko am nañ ci juróomi axe prioritaire yoo xam ne bu ñu jëlee commune bi loolu la ñu fas yéene ànd ak yéen liggéey am na ci benn boo xam ne nag dina leen concerner ndax mooy gestion de l'environnement loolu foog ñu xool ak yéen marché bi naka lañ ciy taxawee wax ngeen juuti bi wax ngeen proximité bi wax ngeen également salubrité bi nga xam ne loolu yëpp bëgg ngeen ñu bàyyi ci xel dinañ toog xool ko xam luñ ciy def te Sicap am lu bari lu mu soxla ndax dëgg la assainissement am na tuuti problème mais voirie bi nekk na problème maison yoo xam ne jeunes yi dinañ ci mën a nekk na problème mais surtout dépendance bi nga xam ne gis nañ ko ci suñu jeunesse bi aussi nekk na difficulté yoo xam ne loolu yëpp bëgg nañ ci indi taxawaay waxatuma la ak employabilité des jeunes bi kon tey ñi ngi ci axe bi ñuy wax la solidarité communautaire économique boobu dafa bokk ci axe yoo xam ne jàpp nañ ne dina booster l'entrepreneuriat des femmes mais dina booster également l'entrepreneuriat des catégories socio-professionnelles kon nag li fi ne mooy waykat ba démb moo ne woon maire xale ministre xale joob bu dëgër loolu la ñu soxla joob dafa jot joob bu dëgër